Écoute sur RFM. ay ci jërëjëf Abdoulaye Diop l'homme passe partout jërë ngeen jëf jërëjëf auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu émission bu mag bi nga xam ni moom mooy le journal des faits divers xalaas ci biir RFM 94.0 Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye ak Aba No Stress maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay ziar di ziar Ndiaye l'homme fort Ndiaye maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm. di ko wax yàlla nga am jàmm Ndiaye Ndiaye yàlla sa jàmm yàgg waaye suturaal la jox lay koppar waaw Aba it yàlla na la yàlla suturaal jox lay koppar may la jàmm waaw ak techniciens yi ak ñi nga xam ñooy déglu ñi nga xam ñi ngi may dégg jamono ji yàlla na leen yàlla may jàmm suturaal leen may leen i koppar Ndiaye may ñaan jullit yéeg ñi dul jullit te ne ci réew mi nekk bitim réew nañ ñaanal waa Chine balaa ba fa dal yàlla saafara ko Chine googee balaa ba fa dal na ko yàlla saafara nit ci jullit yi ñaan ci jumaa yeeg ci jàkka yi suñu mbokki chrétiens yi ñaan ci jumaa yeeg ci jàkka yi ak ci jàngu bi ci seen kii église yi jàngu bi ndaxte ñun ñii Sénégalais yi dañuy dem Chine chinois yi dañuy ñëw fii adduna bi daanaka léegi ab kër la ay néegi mooy réew yi nañu ñaan balaa ba yam fa faju si normal dëkk bi comme nit ñi commencé dund seen dund dox min waay ay du yam ci bopp boroom nit ñëpp ñaan dégg ko bandi nee nañ sénégalais yi dañuy dem Chine waaw di jëndi marchandise te alimenté seen i bambinerie non man waxewuma foofu de dama ni Ndiaye sénégalais yi xoolal dañuy dem Chine lu bëree waa Chine dañuy ñëw fii te Chine dañoo amal njariñ àdduna bi. dëgg la de. Chine dañoo amal njariñ àdduna bi de. coopération bilatérale. non dama démb laa toog xalaat rek dugg ci internet bi def xool ay documentaire ak yoo kii bi bëri Chine dañoo amal njariñ àdduna bi. nit ñi ñu ngi koy commencé di yëg nànk par nànk de. encore et puis nit ñi ci internet bi ñu bàyyee di foyee maladie bi. maladie kenn du ko fowee. nañ jéem a xool lu ko saafara soo ci mun dara nga toog soo fekkee jullit la nga soo julee pare nga ñaanal leen suñuy doom dañ fay dem doomi réew mi dañ fay dem Afrique dañ fay dem adduna bi yëpp dañ fay dem te Chine dañuy jëflanteeg ñëpp laay dëgg la donc seen defetu adduna bi yëpp la dëgg la de loolu de moo nekkoon sama discours man dof bi dëgg la de man xam nga man waxi dof rek ay waxi nit dëgg nga fi wax nag ay waxi nit nga fi wax parce que ay nit ñoo nekk foofu feebar bi leen dal mu nekk lu garaaw ngay gis nit kuy dox ba ci yàgg ne këlëb daanu mu leer la ni loolu du leen dal ñun mën nañoo dal mais ñun dañuy jël en kay c'est que yàlla mi aare rek moo ñuy aar dañuy ñaan mu aar ñu mais ay nit ñoo fa nekk nit yi ak suñuy doomi réew nekk foofu mais nit ñi dañuy jël lépp di ko def ay kaf jël lépp di ko fooye da ngay dugg ci réseaux sociaux yi gis leen ñu koy fooye ay fooy yoo xam ne da ngay sax parfois sax da ngay tiit yow ci sa bopp en tout cas mooy loolu Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax Ababacar maa ngi nuyu Ndoye Bane ñaanal ko jàmm ji xéewal jeeg suutura gi ñaanal ko waa Sénégal yi yëpp. Ndiaye Bane. démb ñoo ngi doon tàggoo woon ci benn femme boo xam ne dafa am ci bërëb bu mu demoon. mu ne am yu mu fa gis. te pour que ñuy leeralal askan wi di leeral ñooñee que ni du ñun ñoo wax. ña fa dem ñooy wax. du ñun ñoo wax. ñooñee ñëw nañ fi démb ñi ñoom it dañuy tontu ci li femme bi wax. femme bi waxagul sax femme bi daa junj rek. waaw dafa junj. léegi nag la mu junjoon ñu yeggale ko. ayca déglu leen. affaire bu luus yaa ngi dégg ma def na soo duggee ci biir dañoo mel ni comme yow sooy def examen bac ñun lay surveiller noonu lañ lay surveiller. tu n'as pas droit à bouger yaa ngi may dégg de ñu toog man bi ma duggee takk rek xam nga lu ma fa gis léegi nag signe ba xam nga mooy lan tànk. benn tànk lañ fa ne ñëpp mooy signe ba soo duggee nag xam nga lu ñu lay wax da ngay def genre benn naan réveiller les sens de votre les sens qui dorment en vous soi-disant da ngay tàccu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ma ne man de maa ngi bëgg a jaaxle lii moom duma ko def man bi ma duggee tak gis signe ba laa xam ne dugg naa si musiba def sama signe de la croix bu ngand xam ne fii ma dugg moom du foofu. yàlla fii moom yàlla newu fi yaa ngi dégg bi ma defee noonu signe de la croix bi nag bi ma koy def am na benn grand boo xamante ne mu ponkalee rek ak veste élégance am rek soo ko gisee rek da ngay naan maara day taal
affaire bi démb la woon mais dama tiit commencé nag di prier sama sappale de ñoom ñu def seen soi-disant prière yooyu ba pare léegi nag suñu paree ñu lay naan waa léegi affaire bi ça parle d'abord de la santé waaw parce que si tu n'as pas la santé mënoo def dara mënoo liggéey mënoo def tous yaa ngi dégg léegi du coup dañ leen di jox ay garab soi-disant sooy door a dugg da ngay indi 160 000 ñu jox la ay garab yooyu nag moom ngay naan garab yooyu da nga koy def comme traitement nga koy naan yaa ngi dégg léegi 160 000 soo ko joxewee nga indi 4 personnes dañ lay fay si 4 personnes yooyu nga indi te garab yi nag yow yaa koy naan de wala nga jox ko sa kenn waa kër parce que doo ko jaay xam nga mu ne ici tu ne travailles pas et tu gagnes de l'argent en s'amusant. Tu fais des voyages à l'extérieur, des va et des viens, en moins de 1 an nga am say millions, am say oto yu rafet ak say kër yu rafet en moins de 10 mois nga am loolu yëpp xam nga di la influencer pour vous dire que faites très attention et une fois que nga dugg nag koo laajte nag mu naan la am na secret ci biir mais secret bi duñ ko wax. Sénégal il y a trop de laisser-aller rey yu bëri yi ngeen fii gis yëpp lii la parce que jeune bu si dugg tey nga ñam seen xaalis di naan seen ay garab seen esprit satanique boobu dugg na la. Nga Ndiaye. loolu bi mu jàllee démb am na première partie bu jàlloon démb dañ ko eggale tey. pour ñu xamal que ni du Abba moo ko wax du Ndoye Bane moo ko wax du Ndiaye moo ko wax ñenn te kii nii avant kii wax na am na ñeneen ñu wax. ñoo xam ni bari nañu. am na ñeneen tamit ñu wax ñu baree bari ñu weddi femme bii. am na ñeneen ñu wax ñu dëggal li femme bi wax. ñu nekkul ñu fi ni femme bi am wax dëgg wala ñee ñoo wax dëgg waaye ñoom ñenn ci ñoom ñëw nañ fi démb. ni dañuy tontu ci li femme bi wax que ni amul. wax nañu lu toll ak ay 7 minutes mais puisque ñun nekkuñu fi pour defal kenn promotion am ci seen biir wax bi dafa ëpp bari lu muy publicité seen affaire bi. moo taxoon ñu def ko montage lépp lu ciy niru publicité ñu dindi ko. après teg li nga xam ne moom lañ bëgg a dégg mooy li askan yu bëgg a dégg ndax métier moomu normal na wala normalul déglu Ndiaye. dafa am tuuma boo xamante ni dañ ko teg ci suñu kaw entreprise. léegi nag li ñu bëggoon leeral rek mooy dafa am audio buy daw di circuler ñuy wax suñu entreprise bi nga xamante ni moom la ñuy wax destination succès ñu bëggoon rek leeral. li ñu leeral mooy kenn fa nekk ci 20 domaines d'activité. dañuy yëngu ci ay compléments alimentaires ay produits bio 100% naturels. domaines yi ñu yëngu bari na. léegi nag compagnie boobu bi mu ñëwee fii dafa teg plan marketing dafa am ay avantages ginnaaw bi nga ñëwee ci séance d'information mooy séance bi nga xam ne ndaw si moom lay wax da ngay suivre téléphone bi dañ naan la c'est pour ne pas déranger nga fay ko parce que duñu bëgg nit ñi di dugg di génn. leneen li muy wax ci tàccu yi pour acclamathérapie la loolu c'est bon pour la santé booy tàccu sa neer yi dañu ñëw ba sa paume main yi moo tax boo tàppee foofu loolu chinois yi xam nañ ko dafay réveiller sa sensible c'est juste ça. léegi nag plan marketing bi nga xam ne ceen sa teg na ko ginnaaw bi nga suivre séance bi ñu sensibiliser la ci wàllum santé xamal la importance su bien-être léegi nag ci lañ lay xamalee ni pour nga nekk membre ci compagnie bi da ngay def sa adhésion bi mooy nga def achat ou produit boo defee achat ou produit yooyu c'est à consommer pour sa bien-être maintenant ginnaaw loolu lañ la xamal ni boo amee satisfaction nga invité yeneen nit à ce que ñu ñëw découvrir les opportunités nit yooyu bu ñu ñëwee def comme yow ni nga def compagnie bi jël benn pourcentage fay la ko loolu mooy revenu yi nga xamante ni mën nañ ko gagner ginnaaw premier avantage bi nga xamante ni santé la. c'est un réseau au fait booy créer c'est un réseau de consommateurs boo demee ba yegg benn point bi da ngay gagner voyage da nga koy gagner day fekk dugal nga ci entreprise bi ay millions. ginnaaw voyage bi am na ay lot en nature. ñu xamul activité bi moom la ñuy wax moo tudd MLM. marketing multilevel. ci gàttal ñuy leeral xelu sénégalais yépp lu lew la ñuy def lu sell dimbali doomu aadama yi seen wàllu santé seen wàllu entrepreneuriat ci loolu lañ nekk. waaw parce que soxna si dafa wax fa waxu tànk benn marque tànk voilà dañ doon leeral rek marque tànk boobu logo entreprise bi la logo boobu nag li muy tekki mooy fépp foo xamante ni jaar naa fa dinaa fa bàyyi ay traces waaw loolu kese lay tekki parce que boo góorgóorloo sa wàllum àdduna ba yàlla defal la teranga
nga ne là où je passe je laisse mes empreintes voilà donc loolu kese la maanaam loolu lay tekki logo bi waaye du leneen comme entreprise yëpp ni ñuy amee logo loolu kese la waaw di leen xamal ne ñun amul lenn loo xamante ni ñu ngi koy def te sellul amul lenn loo xam ñu ngi koy def sellul parce que muy tudd ay affaire lobby formation ak yooyu yàlla xam na ni ñun loolu xamuñu ko dégg rek lañ ci am xamuñu ko. Ndiaye mi ngi noonu defe naa ni sunu jaan wàcc na. léegi sénégalais yee ci des. femme bi dem na fa dund na lu ko. xelam nanguwul. waaw wax na ko. waaw. waa ji dégg na ko ñëw na wax na. ñoom ñu jàll ci leneen. ñu jàll ci leneen. waaw c'est à vous de juger. parce que problème bi mooy. waaw. munoo ci wax. loo ci wax rek ñu ne am na ku mu faral waaw loo ci wax rek ñu ne dafa am ñu mu faral ak ñu kenn xamul. dëgg la léegi yéen askan yéen ñi dégg. yéenee xool lu yenu maanaa ngeen kiif. ak lu leen seen xel may. lu leen seen xel may. am na solo kii moom nee na sam papa du tuus. ay nee na bàyyam du tuus de. parce que démb élément wu démb bi Ndiaye moo ko yëngal. ay waay li ma liir waay. déglul. tam sama papa musuma toppatoo depuis ma nekk xale ba ni may màggee musuma am kooku sax papaam toppatoo na ko ba ni mu amee 2 ans musuma toppatoo ci kër àddina ba ma màgg man bi ma tollee ci ñu may maye sama yaay bi ma yar sonn ci man gis nga yaay yi ñooy nekk yaay ñooy nekk papa di reyante loo am ñoom la man sama famille maam ñoo ma yar ak sama yaay ñooy rayante suba ngoon guddeeg bëccëg fi ma nekk nii sama yaay moom mu fi indi. gis nga sama papa bi mu yëgee ni maa ngi Europe ci la commencé di woote mais mu woote di ma naan ay waaw may sa papa ak affaire yooyu noonu dootu ko defati jour boobu noonu barki Serigne Saliou dama ko tëggal ne ko bul ma woowati bu sa xel dabati ba nga woo ma ne ko man aw ma papa yaay laa am yaa ngi may dégg ma ne ko aw ma papa yaay laa am mu ne man barke baay xaw ma la ma ne ko du yow de ma ne ko xaw ma ban baay man ko xam nga ban baay mooy am barke mu ne ma da ngay torox lu nekk mu wax ma ko loo xalaat ci lu bon wax na ma ko ma ne ko xam nga ban baay la ñuy wax baay bi nga xamante ne nii moo sonn ci doomam sonn ci ay doomam sonn ci ay njabootam baay boobu mooy ñaanal doom mu dal ko ma ne ko waaye pour yow man ak yow ni inconnu nga ci man nga kooku affection bu may takk ma yëgu ko barki Serigne Saliou yëgalu ma ko billahi wallahi wala kitaab yëgalu ma ko seen waa kër yëguñu ko sama famille yaay man ñoo ma maye man laajtew ma sax laajtew ma sama yaay des fois day wax bay jooy woo ko man ni ko àddina duma ko woo billahi duma ko woo xoolal yàlla na ma yàlla baal te ma tellement j'ai la haine damay naan bi ma nekkee xale ba tey maa ngi koy wax nee naa man su ma yoroon ay milliards romb ko muy yalwaan sax duma ko sarax tellement j'ai la haine papa yi ñoo manqué responsabilité am dañuy daw responsabilité yàlla na ma yàlla baal ci ma dañuy daw responsabilité te on n'est pas les seuls hein. Il y a 10 000 cas il y a 10 000 cas yu mel noonu man bi ma joxee sama sant papa yàggul bi ma joxee sant bi yàggul am na samay waa classe yoo xamante ne ni sax sama sant yaay lañ may woowee ba tey bi may def CM2 war a def entrée en 6e loolu lañ ma changé laat samay këyit def sama sant papa mais man musuma am sama sant papa billahi wallahi dañoo baaxuñu l'autre jour maa ngi bëggoon woote ci jeunesse et drogue bi dama bëggoon wax Ndoye Bane ko la plupart xale yi au fait jeune léegi la plupart xam lan moo leen koy jox au fait mal-être bi ñu am ci seen biir mal-être bi ñu am ci seen yaram au fait parce que soit ils ont été abandonnés wala soit seeni parents ils ont divorcé mu def leen choc émotionnel boo xamante ne nii lu nekk dañ siy dugg comprendre nga. man dama dund lu metti sama vie ay thème loo ci génnee rek thème la. li tax ma amal ko mooy da ngay nekk xale man sama yaay dafa teel a tukki parce que xam nga xale bu jigéen bu ndaw xam nga nit ñi di la def ay yoo xamante ni nii mooy loolu man sama maam daf ma bëggoon yàlla na ko yàlla yërëm sama maam sama xarit la woon sama maam bi gis sama yaay man mooy sama lépp moom laay woowee yaay sama maam bëggoon laa na woowee papa
ndeysaan man ñoom laa xam dem naa man ba subir viol yaa ngi dégg donc loolu daf ma métti ndax damay naan au fond de moi sama papa bu fi nekkoon lii duma dal wala sama papa bu fi nekkoon sama yaay tukki ci sama papa laay dem mu jox ma éducation bu baax xam nga kañ lay métti nga gis sa moroom bu am yenn complicité yi ak papaam dalay métti man damay naan aka moo neexoon nga am 5 ans sa papa jàpp sa loxo yóbbu la nga inscrire aka moo neexoon des fois ngay def sortie entre père et fille aka moo neexoon barki Serigne Touba loolu dafa neex parce que man affection boobu laa manqué ba nga xamante ne nii je dirais pas que je le déteste mais j'ai aucun sentiment envers lui au fait aucun sentiment envers lui billahi wana ma fi temps passe ne naa ko jëndal téléphone xaw ma lan kooku dama ko bloqué dootul dugg moom dootul dugg ci sama téléphone dama ko bloqué yooyu bi mu yëgee ni maa ngi fii sama man ça fait 6 ans bientôt maa ngi fi macha allah je vis très bien je vis très 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 bien macha allah bi mu yëgee loolu nag mu bëgg a ñëwaat waaye man billaay wallaay du ko def 1 euro du ko lekk ci man 1 euro du ko lekk ci man temps yii passé woon na naa ko jëndal téléphone ma coupé woo sama yaay ne ko waxal kooku bu ma woo ndax bu dee man doo nga du dégg allo. en tout cas ku ci nekk ak sa xel ku ci nekk ak na ngay dundee ku ci nekk ak problème bi fi mu la toll. kii wax na la ñaataat la am. kii war na am ay. 25 ans laaj ko baan. magum jëm la léegi de mi ngi sëy. déedéet mais waxu xale lay wax nii. mën naa am de. c'est-à-dire li mu wax nii. waaw meerum xale mi mu màggalee moo ko topp rek. da nga xam moog bàyyam la lañ dund yow. d'accord loolu lépp dëgg la. da nga xam la ko bàyyam. loolu lépp dëgg la. mais na sóor benn affaire moog bàyyam lu ñu mën di dund. bu bàyyam dundutoon du dund. loolu dëgg la moom. loolu moom dëgg la. gis nga nee na je vis très bien. bu dee man ak man 1 euro du ko lekk ci man. su ma ko fekkoon su ma yoroon ay milliards romb ko muy yalwaan dërëm du ma ko jox. gis nga ñett yi bu ko génnewul ci xelam. moom weesagul ci moom. bu toppatawul bàyyam jox ko respect. baal ko lu mu mën di def bien vrai que diggante doom ak bàyyi loolu xel mënu ko nangu. même bu fekkente ne sax lu yàlla àtte la. mais ñun suñu société ni mu bindoo. même bu bàyyi amee lee doom àq wala mu tooñ ko du yegg ci di ko baalu boo ko doon def sax sa yaay moo naan la bu ko def. bu maanaam bu joxul bàyyam cër. dellu gannaaw ci li muy wax. fàtte yu métti yi mu dund te jàpp ne papaam ay responsable am. papaam du responsable Ndiaye. non maanaam li mu dund paa bi responsable bi laa bëgg a wax. li mu dund paa bi mooy responsable bi. maanaam moom la tef responsable. gis nga yii bu ko bàyyiwul ñett yi weesagul ci moom. waaw toog dutu amati 1 euro. waaw. yelwaan ci mbedd mi ñu koy romb di ko yërëm. baaxul lii ji. baayam di ko jur sax Ndiaye loolu weesuwul ci moom ñun ñi toog fii loolu weesuwul ci ñun. am na yoo xam ni dogalu yàlla suñu borom la. d'accord baay am na doom yoo xam ni. bu nu jëlee seen ay responsabilité ne du ma séq ak lii seen baay war nañoo laajte lan la seen baay def toor yi ñuy jël chaque fois di ko jox xale yi baay weñ la yow ngay nen. boo dalee ci kawam baay bu sonn ci doomam. baay bu sonn ci doomam mooy doj. baay bu daj dara ci ay doomam kooku mooy doj baay bu jur doom ba pare bàyyi fa kooku du sax nen. non mais jur doom ba xam ni mu ngi ci ay yenn situation yi nga jur doom ba xam ni mu ngi Europe wala mu ngi dara nga bëgg ko feeñu ne ko man maay sa baay mais yow noo wooy loolu yow Ndiaye. lu tax bu ñu ko joxee sant papaam bañu. mais non parce que est-ce que du yaay ji est-ce que du rus gi mu rus yaay ji wala bëgg gi mu bëgg yaay ji. yaay ji ko est-ce que du loolu boobu CM2 lay def. est-ce que du loolu. d'accord mais ba yow Ndiaye yow di nga nangu am sa doom bañ ko faale ba mu nekk Europe wala mu nekk yow am fulla gi nga am fulla am ngor gi nga am ngor diiñ gi nga diiñ yow sa ngor ak sa fulla ak sa fayda du la permettre loolu. mais Aba. waaye bu dawee ay responsabilité non bi ngay wax sànq dañ laa déglu wax ba pare. Ndiaye vas-y ay responsabilité bu ko bàyyi xasee ba daw da koy daw ba mu jeex. mais ak nu mën di mel bàyyi la. ay ban baay non man mérite wul sax ñu koy wooyee baay. ak nu mën di mel c'est que man li may wax mooy jeunes yi instant bi am na jeunes yoo xam ne jamono ji ñi nga am ay doom di daw seen responsabilité ku ko ci bàyyiwul lii moo lay dal. lan jamono ji lan moo lay dal. lii dal pour yow kii li mu nekkee dëgg la. dëgg la moom laa faral.
yow kii bu doon sa jarbaata di nga ko bàyyi. dama naan ko fonce. gis nga Ndiaye sa éducation bi nga am ko fonce su la wootee coupé ko. éducation bi nga am ak sa vie bi nga am ak baay bi nga am. affection boobu noonu bu mu la téyee ba nga bëgg a attee keneen ci situation ba mu nekk. dafa am yoo xam dafa sa baay dafa la jaarale fa nga war a jaar. awale la fa nga war a aw ba ngay xale ba tey mu ngi lay. suba di la topp barki dem boo Ndiaye da ngaa grippe. grippe nga def toog sa kër. bi la sa papa woowee mënu laa jot. papa ji woo na ma lu tolloog juróomi yoon. woon Ndiaye wala nga dem fa xoolal ma ko. affection yooyu. boo amee baay ju mel noonu. mu am affection bu mel noonu. bul attee keneen ku amul loolu. ku doon sa sago nga am baay bu la kaasu café. non si. mais Aba man sañ naa. non Aba tey yaramam tàng na. non non mais damaa seetlu Ndiaye chaque fois day jël xale yi di leen teg toor. waaw depuis di ànd ak ay xool quand même. mais man sañ naa li ma am sama baay ma yéene ko keneen am ko ci baayam. waaw mais wàññi boo gis ci benn lay ku commencé. ne sañ nga ni baayu Ndiaye mel ci Ndiaye sa baay mel ci yow ci noonu. waaw lan moo tax baay mel woon ci moom noonu ba tey mu bëgg a mel ci moom noonu. vraiment. oui Aba. non mais man lii bu ma ko yeggali. non toogal rek toogal non calme-toi. gis nga lii bu ngeen ko fi commencé. lan nit dina fi dóor papam te yéenay responsable. non man xale bii li mu wax tegu ko fenn. dama ni dañ koy ñaan. tegu ko fenn dañ koy ñaan. doomu aadama bu sosoo bu juddoo ñaara koy Ndiaye bàyyi dañ koy mérité. lii loolu waaw. maanaam pour doon papa dafa am looy kii papaam yàlla du def kenn bàyyi tamit. dama ne si kooku c'est un géniteur c'est pas un père. mais ku ko yàlla def rek yeyoo nga ko. un géniteur et un père am na différence ah. ak lu mu ci mën di doon. lu la ci yàlla def rek da ko yeyoo yàlla du jox nit mukk lu mu. dama ne c'est un père de famille ak baay du benn. waayo bi ci topp kii nee na Ndiaye daal kii waxoon naa la ko expliqué woon naa la kaam. kii jëkkër ji ci ay waxam. nee na jëkkër ji daal moteur ba du tàkk. maanaam moteur ba du tàkk. ay faux dollar la yor ay faux dollar la yor. loolu la ma wax ni ma jëkkër ji ay faux dollar la yor. mënu ko wecceeku. neen li ko jaaxal jëkkër ji daa takk ñaareel. jëkkër ji dafa takk ñaareel te moom seetlu na ni mu luweel ñaareel bi luweel ko. mais gis na ni daal sëyam ak ñaareel bi daa neex aaw bi nee na sëyu jëkkëram ak ñaareel bi dafa neex lool moom jaaxal na ko te waa ji nee na waa ji yorul lu bari dollars yi dafa wàcc te moom daal jaaxal na ko. moom daal nee na daal li la neexal sëyu ñaareel ba jaaxal na ko. moom muy leer nee na jëkkëram dafa tële. waaw. mais jëkkër ji dafa am ñaari jabar. waaw dafa takk ñaareel fan yi. léegi bu demee ca ñaareel ba. waaw sëy bi day neex. day enjoy. déedéet nee na woo na ko sax ni quoi yow sa télé gi nga nekke ci man rek la soo demee fee day dox wala soo ñëwee fii du dox mun ko doxul fii doxul fee. ah kon lu tax fee. waaw déglu ndaw si mu wax. naa am jëkkër di sëy ak moom sëy nañ nag lu yàgg man ak moom bokkuñu dara man ak moom nit ku baax la woon ci man am nañ ay doom ñu ngi nekk ba léegi. mais nag tële daf koo dab mu takk deuxième femme te dafa tële bi mu koy takk deuxième femme lu mu am nag yóbbu ko fa ba léegi mi ngi sëy kooku te moom dafa tële dara mënu ko man nag maa ngi toog ngir yàlla ak yonent bi ak samay doom di muñ waaye daal ndaw si daal moom mi ngi ci sëy bi ba léegi boo nee tey lay dañ mi ngi toog ba léegi mi ngi toog te moom loolu la ko fekkee noonu la ko fekkee te ndaw si nag nekk ci nag mel ni ku yore koo xam ne yaa ngi nekk koo xam ne sa dara manqué wul ndaw si daal mi ngi ci léegi nag man loolu laa doon laaj man dara laa war a def ak li tax li ci bàyyi ndaw si noonu dara la ndax man am na ñoo xam dañ ma ne moom bu ñëwee fi si yow la dul mën bu demee fee xëy na day mën te waa ji wax na bu yàgg waxtaan nañ si mu waatal ma lu gën a aay ne ma moom du jinne du luskat ni mu mel fii la mel foofa te ndaw si ay gontoom ak ay xëyam yëpp man ma jógee fii abal ko waa ji loolu la soxla loolu ma jaaxal mu luweel ko këru 200 000 la ko luweel meubleel ko ba mu egg bind naan tegal ko di ko jox dépense lu mu am jox ko lu ndaw si am lekk ak lu mu am mu ñu bu ndaw si boole lu mu am mu lekk boo nee daal mi ngi tane ñu gën a jubóo lu mu am yóbbu ko fa lu mu am léegi sax waa ji la mu amoon sax amatu ko ndax lu mu am ndaw si lekk ko lu mu am ndaw si lekk ko oto bu mu yoroon sax di ko dawal sax jox na ko ndaw si nag faf loolu ma jaaxal man li ci biir daal moo ma jaaxal te waa ji moom
moo sagar bu tooy bee ñoo yem dara amul daa forul de dafa mënul 4 ans ngi nii nag xam nga dama lay dégg nga toog ci télé bi wala ci rajo bi naan góor bu amulay kër warula takk ñaari jabar moo gën a tax amul kër bu dalee tukki yàgg na amul kër balaa fay lu yaas day toog 3 weer fii borom kër gi def ci kaane mu doog a fay fee muy liggéey borom kër googu am nañ fa problème ba ñaata yoon amul lu mu fayee mënatu ko ndax mënu ko mënul dara lu mu am yóbbu ko fee benn liggéey la am amul ñaari liggéey amul ñetti liggéey amul kër dem ne wala dem ne waneet ne takku ñaareel boo xam ni ku matérialiste xalaas la. waxu fiiraange ci de. waaw ma ne ko waxu fiiraange am na ci de. waxu fiiraange am na ci kay. waxu fiiraange am na ci waaye daal nee na moom li ko jaaxal moom. nee na daal sëyu ñaareel ba. ak waa ji neex na daal ba jaaxal ko. ah mais loolu kay. te moom daal moom mi nga xam ne moom moo fi yàgg am ak 4 doomu waa ji et tout moom wóor na ko ni waa ji du góor. nee na laaj na waa ji ni ko yow sa ñàkk nekk góor gi fii rek la ci man wala ak fee. wala fee day normal fee du noonu mun ko man du ma wàllewu du ma xubul nit kese laa ni mel fii noonu la mel fee ne nag looloo ko jaaxal ne nag léegi li ndaw man ko nag peut-être xëy na ndax ñaareel ba day sutural waa ji ànd ak moom noonu rek ñun lonk ko buum gi rek ñuy béggee seen béggee rek def no stress waaw wala yow da ngaa fiir ci ni ndaw si doxale benn baat de laa koy wax mooy benn sëy neexul mais nag ku xeebul sa nguur doon buur. kii di Viviane. Carlou D. Aby Ndour man boo ne Viviane ji jàng nga ciy teg sax egg la. Titi ak Youssou Ndour. waaw. le 15 février bii. yow nag bu subaa ñu xam nga tey da ngaa def émission par na ko yàq. bu subaa ñu yeggali ko.